docteur Mbassa ñu ngi lay nuyu may fàttali rek ne man la Souleymane Sarr coordonnateur régional bu Kaffrine ñooy seq waxtaan bi ak docteur Mbassa ak képp koo xam ne am na ci question waaye pour ñu commencer rek comme waxtaan bi dañ koy synchroniser ak wasaare yi nga xam ne moom moo nekk ci régions yi Sénégal yi ñuy laaj kan mooy docteur Mbassa pour ñu gën a xam kan mooy docteur Mbassa coordonnateur wasaare régional bu Thiès nekk ci diwaan Mbour. waa docteur Mbassa buñ koy juste joxe ci quelques éléments pour ñi ma xamul mooy que ne maa ngi jànge Mbour mais maa ngi amee sama bac lycée Waoundé Ndiaye bu Bakel maa ngi am bac mention assez bien jël deuxième du centre ci lycée Waoundé Ndiaye bu Bakel ñu orienté ma faculté de médecine bu Dakar en 2007 ma am sama doctorat ca université bu Dakar maa ngi ko am en 2017 doctorat maa ngi ko am mention très honorable ca université bu Cheikh Anta Diop ba ma ci jógee que ne maa ngi def liñ tuddee médecine du travail mooy sama spécialité ca université bu Ndakaaru aussi yàlla mayoon na ma bokk ci ki ñi jiite woon étudiants yi entre 2014 2015 ba 2016 maa jiite woon étudiant faculté de médecine yi coordonnateur aussi faculté UCAD yi c'est-à-dire yeneen faculté yëpp bi ñu booloowee bokkoon naa aussi ci ñi leen jiite maa ko coordonné woon bokkoon ci assemblée de l'université bu UCAD bokkoon aussi assemblée de faculté bu médecine bokkoon conseil d'administration aussi bu université bu Cheikh Anta Diop pendant 2 ans donc ci gàttal rek kooku mooy Mbassa actuellement maa ngi servir district sanitaire bu Thiadiaye actuellement je suis médecin là-bas voilà loolu moom ci gàttal loolu moom mooy sama parcours de façon très bref. macha allah docteur Mbassa parcours bi riis na ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu gën a yokk ci sa tontu wane nga ne ci wàllum paj nga yëngu ñu ngi laaj rek ñu dugg ci sujet bi lan mooy vaccin. waaw jërëjëf Souleymane vaccin dafa nekk loo xamante ne dañu koy defar pour aar nit ci feebar que ne garab la bu nit ki di jël boo xam ne dañ ko koy ñàkk ci lu ëpp dañ koy ñàkk nit ki pour mu mën koo aar ci feebar léegi vaccin boobu nag que ne dañ koy defar ci anam yu bari des fois mën nañ jël doomu jàngoro bi nga xamante ne moom moo waral feebar bi ñu wàññi dooleem defar ci ay vaccin nga xamante ne buñ ko defee ci yaramu nit ki mën na tax kaaraange yaramam liggéey lu war a mën a tax doomu jàngoro bi bés bu ñëwee mu jàmmarloog moom pour mën koo faagaagal des fois aussi mën nañ jël benn partie rek ci doomu jàngoro bi defar ci vaccin des fois nag mën nañ ñàkk jël sax doomu jàngoro bi mais ñu jël lenn ci doomu jàngoro bi maanaam li ñuy tuddee ay ADN def ko ba nga xamante ne dina mën a doon vaccin donc ci gàttal vaccin lu ñuy liggéey la pour mën a aar doomu aadama bi ci benn jàngoro loolu moom mooy vaccin du ñu xaar ba feebar bi dal la mais balaa laa feebar bee dal boo ko jëlee
dina defar sa kaaraange yaram ba mën a jàmmarloog doomu jàngoro bi nga xam ne mooy indi feebar boobu su ko defee que ne doomu jàngoro boobu bu dugg see rek kaaraange yaram gi dina fekk mu pare mu mën koo attaquer éliminer ko donc ci gàttal loolu moom mooy vaccin. jërëjëf docteur Mbassa Diouf ginnaaw boo ñu waxee lan mooy vaccin waxaale nga ñi tamit kañ lañ war a jël vaccin boobu maanaam mooy dañoo war a jël vaccin bi balaa nit ki doomu jàngoro bi di nekk ci moom léegi ñu lay laaj ñaata vaccin moom moo am ci Sénégal ñaata vaccin moom moo fi am. waaw vaccin yi am Sénégal nag bari nañ lool vaccin yi am Sénégal bari nañ mais yi nga xamante ne moom lañ gën a miin mooy li ñu tudde PEV bi programme élargi de vaccination bi nga xamante ne moom la ñuy defal xale yi bu ñuy dóor a juddu ba seen datu anniversaire di dellu si boobu noonu moom mooy vaccin yi nga xamante ne ñoom lañ gën a miin fii ci Sénégal boobu juróom-ñeenti antigène la maanaam juróom-ñeenti vaccin yoo xamante ne bokkuñu ñoom la mooy yi nga xamante ne moom la ñuy ñàkk xale yi donc yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ gën a miin mais nag am na yeneen yu bari comme lu ci mel ni booy aji màkk mën nañ la vacciner contre ay grippe ak yeneen booy tukki ci yenn dëkk yi mën nañ la vacciner contre yenn feebar yi mais yi nga xamante ne daal mooy yi nga xam ne dafa fixe yi nga xam ne dañ ko war a def obligatoirement fii ci Sénégal mooy sunu programme élargi de vaccination bi nga xamante ne ñu ngi koy def depuis 1975 nga xamante ne ñun ñii sax ñàkku nañ ci tey jii nii bëri na ñoo xam ne ay kilifa lañ ci réew mi ñàkku nañ ci ñàkk yooyu ba tey jii nii moo leen aar bañ doon ay kilifa ba mat li ñu doon tey ñu gis nag que ne waa ministère de la santé def nañ ci liggéey bu mucc ay district sanitaire yi fi mu toll nii am nañ ci maîtrise bu doy waar boo xamante ne foo mënti nekk ci Sénégal dinañ la fa fekk ñàkk la c'est-à-dire que ne circuit boobu gars yi maîtriser nañ ko de telle sorte que fu nit mën di nekk ci Sénégal tey jii nii ñàkk yooyu dañ la fay fekk bañ mën la koo ñàkkatuñ ko kese ci hôpital yi mais fu nit mënti nekk dañ la fay fekk ñàkk la mooy juróom-ñeenti ñàkk yooyu ma la wax léegi nekk ci PEV bi. jërëjëf docteur Mbassa ci réponse yi ñuy laaj lan mooy importance su vaccin ci pandémie. waaw d'abord pandémie mooy feebar maanaam boo xam ne dafa wër àdduna wërngal këpp feebar bu ñuy wàllante mu wër àdduna donc loolu moom mooy pandémie loolu bu amee rek que ne day wane que ne feebar buy wàllante la te ni ñu koy wàllantee gaaw na parce que feebar bu demee ba wër àdduna rek maanaam ni ñu koy wàllantee gaaw na donc intérêt vaccin lenn la rek mooy freiner ko arrêter ko parce que vaccin yi buñ ko tàmbalee joxe ku ko jël sa kaaraanga yaram dina dem ba fagaru taxaw di xaar doomu jàngoro bi parce que doomu jàngoro bi day toll foo xamante ne presque kenn mënatu ci mucc am na fu muy toll maanaam kenn dootu ci mën a mucc lenn rek la nit ñi mën a def mooy waajal sunu kaaraange yaram de telle sorte que yow boo jotee ci feebar bi doomu jàngoro bi dootu la wàññi dara sa kaaraange yaram dina mën a jàmmarloog moom pour faagaagal ko donc loolu moom mooy intérêt vaccin ci pandémie. docteur Mbassa vaccin contre le Covid-19 dafa bëri ay rumeur yoo xam ne mu ngi ci comme ni nga ko waxee léegi pandémie la dafa wër àddina bi te rumeur yi bëri na ci lool ñi koy dégg fu ne ndax yow yaakaar nga ne vaccin bi mën na nekk une alternative. waa Souleymane jërëjëf ci question bi quand même man li ma gëm ak li ma gis dama gëm que ne pandémie bi vaccin kese moo ko fi mën a jëlee c'est-à-dire amul beneen alternative bu dul vaccin
waxuma nag que ne dañuy vacciner tey nit ñi feebar bi jóge fi tey déedéet mais li wérte wóor mooy feebar bi vaccin moo ko fi jële xaw ma suba lay nekk xaw ma dans 5 ans lay nekk xaw ma dans 10 ans mais li wérte wóor mooy vaccin moom moo ko fiy jële. Mbassa ñu bari nag dañuy dute ci efficacité vaccin bi ndax yow yaakaar nga ne vaccin bi efficace na. waa efficacité vaccin bi man je pense que ne nekkul loo xamante ne war nañ ci mën a poser wu question vaccin bi efficace na efficaceul loolu débat bi warul nekk foofu man pour man personnellement je le dis tout le temps haut et fort je pense que ne ñiy acharné wu di wax ci efficacité vaccin bi la question qu'il devait se poser mooy que ne vaccin bi est-ce que buñ ko jëlee ci réew yo ko defar buñ ko indee fii dinañ mën a préserver vaccin yi ba population yi nekk au fin fond du Sénégal jot ci te du am benn jafe-jafe c'est-à-dire que ne vaccin yi du yàqu je pense que ne débat bi foofu la waroon posé wu ci ñi ciy wax yépp mais efficacité bi ku ci am doute rek c'est-à-dire que ne peut-être doo scientifique parce que lu toll ni ay labo yi nga xamante ne bañ tàmbalee nekk sur le marché di ci liggéey di faj ay feebar boobu noonu ñun ñëpp kenn juddugul firme yooyu tey jii nii ñu defar vaccin boo xamante ne OMS organisation mondiale de la santé moom moo ko saytu ba ne vaccin bi efficace na à 90% bii ñu ne la efficace na à 70% bii ñu ne la efficace na à 50%. loolu yow boo ci amatul gëm-gëm je pense que ne tu vas remettre en cause système sanitaire bi depuis ba àdduna sosoo ba léegi donc loolu nekkul loo xamante ne man dama ciy posé wu question loolu man dépasse sama kii scientifique mayuma sax ma ciy douter quoi mayuma ma ciy douter. Quelles sont les stratégies pour faire face à la communication de masse pour des changements de comportement pour faire accepter le vaccin par les populations? C'est ma question. Quelle est la bonne stratégie, quelle est la meilleure stratégie à adopter en termes de communication pour faire accepter le vaccin par les populations? waaw merci beaucoup question bi am na solo man je pense que ne stratégie bi nga xamante ne moom la ñu war a adopter mooy il faut impliquer surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi démb ak barki démb pour ces vaccins mooy vaccin yi ma tudd ci njëlbeen c'est-à-dire programme élargi de vaccination bi voilà boo xamante ne c'est très huilé boo xamante ne tey jii nii am na ñoo xam ne dañuy gàddu seeni glacière dem ba au fin fond foo xamante ne amul sax poste de santé ñu fekk fa ay nit pour ñàkk leen man je pense que ne chaîne boobu déjà dañ leen war a conserver ci sensibilisation bi deuxièmement aussi mooy les porte-parole tey jii nii dëkk boo mënti dem lu mu tuuti am na même bu dee benn imam bu fa nekk wala kenn koo xamante ne mu ngi ci jàngo bi koo xam ne daf fay jiite messe am na aussi chef de village c'est-à-dire lu mu sori village bi lu mu néew lu mu sori donc man je pense que ni cible bi ñooñu la les porteurs de voix xamal leen exactement vaccin bi lan mooy vaccin bi xamal leen yan jeexital la am ci feebar bi pour ñu comprendre que ne amul beneen alternative pour ñu jëlee fi feebar bi man je pense que ne mooy li nga xamante ne moom mooy gën a yombal vaccin yi tey jii nii buñ demee dëkk buñ dem wala koñ buñ dem booy xool imam ba fay jiite wala chef de quartier ba bokk na ci cible yi boo moytul ak 90% bokk nañ ci cible yi te kooku bu nangoo ñàkku rek waa koñ boobu waa dëkk boobu ñi nga xamante ne bokk nañ ci cible yi dinañ ñàkku sans hésiter donc communication bi gën mooy d'abord inclure ñooñu impliquer leen toog waxtaan ak ñoom partie par partie ba
ñëpp jot ci d'abord mooy ces porteurs de voix man loolu laa gëm que ne bu fekkee am na nit ñi dinañ ñàkku te coow du am waaw mais nag bu fekkee que ne ñi koy piloté dañoo nekk ca kaw nekk que ne télé la ñuy génn rek pour wax ak nit ñi man je pense que ne mën na am coow waaw nit ñi foog ñu fekki leen fa ñu ne bu fekkee sax dañ koy def par commune ñu dajale tey les chefs de quartier les chefs de village toog ak ñoom waxtaan ak ñoom suba nañu ñu dajale les hommes religieux muy jullit bi ak chrétien bu mënti doon toog waxtaan ak ñoom expliquer leen bañ comprendre carrément man je pense que ne ça va passer sans souci. waaw pour ñu homologuer vaccin ay études la ñuy def rek ay études la ñuy def c'est-à-dire que ne foog ñu xool ndax vaccin bi déjà que ne ce système immunitaire bu ñu ci defee vaccin bi dina développer loo xamante ne dina mën a jàmmarloog doomu jàngoro bi d'abord loolu moom mooy première phase bi deuxième phase bi ñu xool ndax que ne dina am ay effets secondaires maanaam vaccin bi bu ñu ko defalee nit ki ndax dina ko jural ay jafe-jafe mën na ko jural ay jafe-jafe léegi phase boobu bu ñu ko xoolee ba pare ñu xool aussi efficacité bi lu muy tollool maanaam troisième phase boobu mooy bu fekkee que ne vaccin bi def nañ ko ci sa yaram ba mu ba sa kaaraay nga yaram taxaw pour jàmmarloog virus bi ñu xool que ne est-ce que efficace na à 50%, efficace na 75%, efficace na à 90%. donc phase yooyu bu fekkee def nañ ko ba gis que ne vraiment que ne respecté na normes yi boobaa mën nañ ko ci lañ koy homologuer quoi mooy phase test yi ñuy wax. si loolu am na gis nga wàllum santé c'est-à-dire que ne nit ñi foog ñu xam que ne Sénégal dafa raw ñu bëri ci wàllum santé c'est-à-dire que ne lépp luy garab lépp luy vaccin lépp lu laal ci domaine sanitaire que ne bu ci nekk am na koo xamante ne loolu moom mooy liggéeyam li ñu tuddee département de la prévention mooy DP ñoom loolu kese moom mooy seen métier te ay ñoo xamante ne la ci réew mi lañ jànge déjà ay doomu réew mi lañ jànge ci réew mi te amul ku leen gën a bëgg réew mi mais seen xam-xam ci loolu kese la màcc donc ñooñu ñooy contrôler vaccin yi mooy département de la prévention vaccin bu fiy dugg ñu contrôler ko xool ba xam que ne baax na wala baaxul xam nan lañ koy utiliser avant ñu ko utiliser ci réew mi donc loolu te c'est valable pour les médicaments et tout lépp lu fiy dugg bu fekkee par voie normale c'est-à-dire que ne gouvernement bi moom moo ko fiy dugal que ne day jaar ci ay instance yoo xamante ne ay doomu sénégalais yu jànge Sénégal yaroo fi màgge fi seen njaboot ne fi seen xam-xam màcc ci loolu ñoom ñoo koy contrôler quand même mën na am ay dérive nag yoo xamante ne que ne mën na jaar ci frontières yeeg yooyu comme ay faux médicaments yeeg yooyu wéri day am mais par rapport ak vaccin yi nga xamante ne gouvernement moo ko fiy dugal nga xamante ne ci structure sanitaire publique yi lay jaar que ne loolu ci ay loxo yu wóor lay jaar avant mu dugg ci structure sanitaire publique yooyu le département de la prévention jërëjëf question bi am na solo mais il faut nga ñu xam ne que ne vaccin yi sax ëpp na ñaari façon vaccin ëpp na ñaar dem na ba ci ñett ba ñeent fi mu toll nii mais bu ci ne rek ba ci européens yi am la ci africains yi am c'est-à-dire que ne labo la c'est-à-dire labo bii dafay liggéey génne vaccin am labo bële liggéey génne vaccin am labo bële liggéey génne vaccin am parce que gars yi yëpp dañ koo songandoo pour mën koo daan léegi yàlla dogal na tey jii nii am nañ lu mu néew
ñetti vaccin yoo xamante ne que ne ñu ngi sur le marché yoo xamante ne OMS étudié na ko ba xam ne yii nii mucc nañ ayib, c'est-à-dire que ne nit mën na koo jël. donc foog ñu xam ne nekkul tubaab yi ñoom ñoo koy defar rek ñëw teg déedéet. OMS boobu nga xam ne moom moo koy càmbar barki démb ki nga xam ne moom moo doon xeex mbas mi ci côté ministre bi, le directeur de cabinet waa OMS boobu ko jël. ak ñeneen bëri na fa ay ñoo xamante ne ay sénégalais lañ yoo xamante ne ñu ngi biir OMS ñoom ñooy gëstu vaccin yooyu. c'est-à-dire que ne am na ñetti vaccin, mais ñetti vaccin yooyu nañ koy vacciner woo Europe noonu lañ koy vacciner woo fii. c'est-à-dire amul vaccin pour africain ak vaccin pour européen, loolu amul, loolu c'est faux. mais nag nekkul benn vaccin kott moo am jamono ji ñuy wax. waaw Souleymane, vaccin yi pour l'instant principal cible yi dañoo jiital agent de santé yi, comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci hôpital yi nga xamante ne bés bu yàlla sàkk que ne dañuy dajeeg malade yi, ñoom la ñu jiital ci vaccin yi. ak ñi nga xamante ne feebar bi bu leen dalee mën na leen lor, mooy les personnes vulnérables, ñi nga xamante ne seen kaaraange yaram fi mu toll nii néew na. te li nga xamante ne moom mooy néewal kaaraange yaram mën na nekk ay at yu bari, maanaam les sujets âgés 3e âge bi, ñoom ci cible yi lañ bokk. beneen mbir mi nga xamante ne mën na néewal kaaraange yaram mooy ñi nga xamante ne dañoo am jàngoro feebar boo xamante ne tey jii nii mën na néewal seen kaaraange yaram, ku ci lu ci mel ni diabète, lu ci mel ni tension, lu ci mel ni insuffisance rénale, lu ci mel ni cancer, yi nga xamante ne tey jii nii day wàññi kaaraange yaram. donc ñooñu tamit que ne ay cible lañ pour vaccin yi. donc booy xool pour l'instant ñooñu ñoo gën a nekk cible yi, ñoo nekk au devant de la chaîne. voilà. waaw jërëjëf ci question bi. waaw pour l'instant man mënuma ne exactement vaccin bi lañ tànn, mais li wér te wóor mooy bu fekkee suivre nañ ministre bi démb, ministre de la santé, optique bi nga xamante ne moom la Sénégal jël, c'est-à-dire que ne nekkul que ne moom dafa demal boppam pour tànn vaccin, mais dañoo lëkkaloo ay dëkk yu bëri yu lëkkaloo la, dëkk yu bëri yu lëkkaloo yoo xamante ne ñoom dañuy seet fi nga xamante ne que ne vaccin yi jàpp nañ que ne fa la gën a mucc ayib ñu dem jënde ko fa. c'est-à-dire dëkk yu bari la nga xam ne comme mbooloo mooy doole, ku nekk bu demee bëgg jëndal sa bopp que ne mën na metti ba nga xamante ne la nga ci bëgg doo ko am. léegi dañoo lëkkaloo ñoom pour dem jënd vaccin yooyu ci li ministre bi expliqué démb ku ko suivre bu baax. donc ci loolu rek lañ mën a sukkandiku, te loolu je pense que ne amul loo xamante ne gën na koo leer, parce que bu ñu demaloon suñu bopp rek mën nañoo ne non donc sénégalais yi jaay nañ leen vaccin bu baaxul ak nangam, mais vaccin boo xamante ne jaay nañ ko plus de 100 pays, Sénégal bokku ci, man je pense que ne loolu mënutul indi coow. 100 pays aussi mënul nekk ay 100 pays africains, mënul nekk 100 pays africains, c'est-à-dire que ne yeneen continent yi am nañ ci, yeneen continent yaa ngi ci biir. donc nañ xam ne que ne nekkul vaccin boo xamante ne c'est conçu juste pour les pays africains. waaw donc loolu man stratégie boobu sax dem bi ma ko dégloo sama xol da cee sedd bu baax, parce que loo xamante ne la dina lever doute yu bari ci ay nit. docteur Mbassa, gis nañ ni rumeur yu bari mu ngi daw rawatina ci réseaux sociaux yi di wax ci ay effets secondaires yoo xam ne vaccin anti Covid bi mu ngi koy indi. ndax mun nga ñu ñëwal ci leeralal ñu ci loolu, ndax fi mu toll nii àddina fa toll foo xam ne ñi war a wax la ñuy wax, ñi warta wax la ñuy wax. ndax mun nga ñu ñëwal tuuti ci rumeur yooyu nit ñi di dugal ci réseaux sociaux yi ci effets secondaires yi nga xam ne vaccin anti Covid bi lañ wax ne moom moo koy def. Souleymane, foofu li ma ciy tontu du nekk tontu boo xamante ne peut-être tontu scientifique lay nekk, mais par rapport ak réseaux sociaux yi lay wax. c'est-à-dire que ne tey
nit koo xamante ne amoo identité xamaloo ko dara xamoo ba fan la dëkk xamoo ban genre nit la xamoo lu muy liggéey xëy sànni message am ci réseaux sociaux yi yow nga mën a gëm kooku au détriment du médecin bi nga xamante ne yow xam nga ko c'est-à-dire que ne ci dëkk bi la dëkk nga gis ko muy faj ay nit ñuy wër nga gis ko muy xëy guddeeg bëccëg di nekk ci loo xamante ne luy doxloo réew mi la moom mu wax nga jël waxam sànni ko ca àll ba ki nga xam ne amoo identifié mosoo koo gis mosoo koo dégg xamoo ban genre nit la xamoo lu muy liggéey nga war a mën a gëm waxam donc loolu naïveté la c'est-à-dire que ne foog ñu delloo suñu xel yi tey ay kilifa yoo xamante ne que ne fi lañ juddoo yaroo fi màgge fi yor fi seen njaboot jànge fi tekkee fi nga xamante ne tey que ne amul lenn loo xamante ne ñeewe nañ ko nit amul lenn loo xamante ne soxla nañ ko ci nit seen xam-xam lañ yor bëgg cee jàppale askan wi buñ taxawee wax nga jël wax jooju bëgg koo teg ca suuf jël koo xamante ne yow xamoo lenn ca la muy liggéey xamaloo ko dara dafa wax rek dugal ci réseaux sociaux yi nga bëgg koo gëm man je pense que ne ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ñun ñoo war a xool suñu bopp c'est-à-dire que réseaux sociaux jàppal ne ku ci nekk mën na toog sa salle ku ci nekk mën nga toog sax sa biir toilette bind li ngay bind wala wax li ngay wax sànni ko ci c'est-à-dire que ni lu neex nit def donc loolu nit waru cee basé wu ku ci mën a def des recherches scientifiques nga def ko ku ci mënta def des recherches scientifiques nga am confiance ci médecins yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk démb ak barki démb di faj ay problème ba tey corona bi ñëw ñu wàkkirlu ci def li ñu war a def donc buñ la waxee nga war a gëm bañ a gëm waxu réseaux sociaux yi. waaw stratégie de communication bi comme ni nga ko waxee man je pense que ne bu ma nee porteur de voix dem ba wàcc ba ci chef de quartier yi je pense que ne dañ koy njëkkee ci président de la république ak monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñoom tey kenn gënu leen nekk porteur de voix fii ci Sénégal amul ku leen gën a doon porteur de voix fii ci Sénégal donc buñ ko njëkkee mën na def effet bu mag a mag a mag ci population bi maanaam dina leen pousser ñu gën a am kóolute dina leen pousser ñu gën a am cawarte je pense que ne loolu stratégie la boo xamante ne président mu ngi ciy bàyyi xel monsieur le ministre mu ngi ciy bàyyi xel man xam naa ne connaissant Abdoulaye Diouf Sarr lépp loo xamante ne dina tax ñu réussir phase bi moom dina ko def ça moom j'en doute pas. waa benn deuxième question bi aussi am na solo mais foog ñu xam que ne phase test boobu dañ ko weesu c'est-à-dire dafa am ñu def test yooyu ba pare ñoo xamante ne loolu kese moom mooy seen liggéey def test yooyu def nañ test yooyu vérifier ko ba ne baax na mooy li ma wax ci début bi c'est-à-dire que ne ñooñu buñ remettre en cause c'est-à-dire la fiabilité de ces vaccins c'est-à-dire que ne seen liggéey buñ ko remettre en cause bëri na tey garab yoo xamante ne dinañ ko remettre en cause parce que ñooñu tey boo génnee garab yi nekk ci marché bi c'est-à-dire boo duggoon pharmacie tey labo yooyu garab yi ñu fa am nga génne ko boo moytul pharmacie bi dootul dese garab pharmacie boo moytul dootul dese benn garab donc ñooñu nekkul tey la ñuy soog a liggéey ci ay garab nekkul tey la ñuy soog a liggéey ci vaccin dañoo liggéey at yu baree ci ay vaccin bañ moo tax tey médecine bi yegg si fii donc ñooñu bu ñu defee seen phase test ba pare ba lu toll ni OMS organisation mondiale de la santé nga xam ne dëkk bu nekk am na fa ndaw boo xamante ne ak moo ko fa toogal ñu xool ba xam ne lii kat def nañ ko te jaar na yoon man je pense que ne loolu jaratul testé amatul testé fi mu toll nii kan moo war a ñàkku ak kan moo war a xaar moom fa la question bi nekkoon deuxième question bi tamit peut-être mooy nan la ñuy conserver sunuy vaccin ba population bi jot ci te du am benn jafe-jafe
te loolu aussi gis nañ que ne le potentiel est là, le matériel est là. waa benn deuxième question bi aussi am na solo, mais fokk ñu xam que ne phase test boobu dañ ko weesu, c'est-à-dire dafa am ñu def test yooyu ba pare ñoo xamante ne loolu kese moom mooy seen liggéey, loolu kese moom mooy seen liggéey def test yooyu. def nañ test yooyu vérifier ko ba ne baax na, mooy li ma wax ci début bi, c'est-à-dire que ne ñooñu buñ remettre en cause, c'est-à-dire la fiabilité de ces vaccins, c'est-à-dire que ne seen liggéey buñ ko remettre en cause, bëri na tey garab yoo xamante ne dinañ ko remettre en cause, parce que ñooñu tey boo génnee garab yi nekk ci marché bi, c'est-à-dire boo duggoon pharmacie tey labo yooyu garab yi ñu fa am nga génne ko, boo moytul pharmacie bi dootul dese garab, pharmacie boo moytul dootul dese benn garab. donc ñooñu nekkul tey la ñuy soog a liggéey ci ay garab, nekkul tey la ñuy soog a liggéey ci vaccin, dañoo liggéey at yu bare ci ay vaccin bañ moo tax tey médecine bi yegg si fii. donc ñooñu bu ñu defee seen phase test ba pare ba lu toll ni OMS, organisation mondiale de la santé, nga xam ne dëkk bu nekk am na fa ndaw boo xamante ne moo ko fa toogal, ñu xool ba xam ne lii kat def nañ ko te jaar na yoon, man je pense que ne loolu jaratul testé, amatul testé. fi mu toll nii kañ kan moo war a ñàkku ak kan moo war a xaar, moom fa la question bi nekkoon. Deuxième question bi tamit peut-être mooy nan la ñuy conserver suñuy vaccin ba population bi jot ci te du am benn jafe-jafe, te loolu aussi gis nañ que ne le potentiel est là, le matériel est là. jërëjëf ci question bi aussi comme ni nga ko waxee rek, je pense que ne biñ ma waxee ma définir vaccin ci kaw, loolu laa ci jote expliquer, maanaam vaccin du pour ku feebar, mais koo xamante ne feebaragul la. moo tax que ne liñ préconiser, maanaam li nga xam ne moom lañ digle, mooy nit koo xamante ne am na lu muy yëg ci yaramam loo xamante ne jege na corona, loo xamante ne jege na mbas mi, feebaru bii nga xamante ne moom mooy corona, mu bañ a jël vaccin bi ba xaar ba yaramam normal, wala mu def test yi d'abord. loolu moo tax loolu lañu digle, maanaam ñi nga xam ne feebaru ñoom ñoo ko war a jël, ñi nga xam ne amuñu feebaru corona laay wax, parce que boo xool ñi am yeneen feebar yi ay priorité lañ, ñi am ay tension, ay diabète, ay yeneen yi, ñooñu priorité lañ pour jël kii bi ñàkk bi, jël vaccin bi. donc vaccin bi objectif principal bi c'est pour prévenir, maanaam pour fàggu la, fàggandiku, moom moo ko tax a jóg, pas pour faj jàngoro bi, mais pour fàggandiku ba nga xamante ne jàngoro bi du la mën a dal, wala bu la dalee tamit du la daane, du la mën a dal, wala bu la dalee tamit du la tëral. waaw vaccin bi ñuy piqûre gouvernement bi du bokk ak vaccin bi ñuy piqûre population bi, loolu ñi koy xalaat ak ñi koy wax seen xalaat a gàtt, mooy li ma leen wax léegi rek, c'est-à-dire que nekkul waa gouvernement bi ñoom ñooy joxe vaccin yi, nekkul ñoom ñooy càmbar vaccin yi ñi koy càmbar sont des agents assermentés, ñoo xam ne dañoo taxaw waat. Deuxièmement, ñooñu fi lañ juddoo, yaroo fi, màgge fi, jànge fi, seen xam-xam màcc ci loolu, ñooñu amuñu complexe kenn, ñooñu liñ gëm mooy seen science, liñ gëm moom mooy médecine bi ñu jàng. donc ñooñu buñ taxawee wax, man je pense que ne keneen ku taxaw fële di wax, nga doon ingénieur en mécanique, ingénieur en nangam, wala loo mënti doon, que ne man du ma la déglu parce que sa xam-xam màccul ci loolu, saytuwoo loolu, sa yoon nekkul ci loolu. donc yow kooku boo ko bëggee déglu au détriment du médecin bi ma wax léegi, nga xam ne léppam fi la ne, kon c'est-à-dire que ne sa xel moom moo xaw a gàtt. donc loolu kenn waru ci mën a bàyyi xel. donc sensibilisation bi foofu mooy que ne nit ñi fokk ñu
xam que ne réseaux sociaux yi lu neex waaye wax nekkul information bu fiable lañ fay jële voilà. waa question bu mujjee bi foog ma répondre ko parce que boo xoolee loolu première phase vaccination yi la c'est-à-dire que ne actuellement dafa am urgence li ñu tuddee urgence bi mooy que ne feebar bi li ñu seetlu mooy ñi nga xamante ne ñoom lay gën a lor mooy ñi nga xamante ne da seen kaaraange yaram dafa wàññeeku mooy ñi nga xamante ne dañoo am li ñu tuddee ay comorbidité c'est-à-dire que mooy sujet âgé yeeg ñi nga xam ne dañoo am ay jàngoro. beneen mbir mi mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci domaine sanitaire bi nga xam ne bés bu yàlla sàkk dañuy dajeeg ñi nga xam ne ñoo yor feebar bi donc ñoom ñooy première cible yi c'est-à-dire li première phase bi la te aussi gis nañ que ne même bu dalee ndaw ñi yàlla da leen di musal que ne ba mën nañ développer seen immunité bopp maanaam mu dal la du la tëral nga nekk un porteur sain nga dem ba wër après da ngay mën nga développer sa immunité yaa ngi dégg donc lii première phase la bu ñu jógee ci première phase bi mën nañ dem ci beneen phase c'est-à-dire ñu ne non fi mu toll nii nañ seet jigéen ñi wala ñu seet ndaw ñi wala ñu seet nangam léegi ñu dem ci deuxième phase bi mais lii première phase la parce que aussi foog ñu xam que ne vaccin yi yombul nekkul loo xamante ne da ngay ñëw rek ñu jox la nga dem piqûre yi lu cher a cher la boo moytul lañ def ci dund bi mën nañ def lu ko ëpp fuuf ci vaccin yi donc loolu moom moo nekk mbir mi c'est-à-dire par stratégie la nekkul loo xamante ne da ngay tëb rek sóobu ci ak doole mais stratégie ngay demee da ngay avancer comme xeex niñ xeexe mbas mi début bi ak ay stratégie yu leer nañ avancer ci ba jëloon deuxième vaccin yi aussi noonu lañ ciy avancer avec des stratégies très claires yoo xamante ne dina permettre nit ñi ñu vacciner wu dina permettre mbas mi jóge fi te coono bi du toll noonu. waa Souleymane merci beaucoup merci vraiment ci invitation bi quand même corona bi dafa ma xawoon na laal fan yi c'est-à-dire que ne man nag daloon na ma bu yàgg mais ñëw bii mu ñëwaat ci sunu gox dafa am leneen lu mu def loo xamante ne fan yi yëpp moo taxoon ma éclipsé wu parce que sunu village la dugg maanaam fi nga xam ne fa laa soqee ko sunu kër foofu mu jël fa ñaari nit ñoo xamante ne man sama jëm bopp man maa leen hospitalisé woon muy sama benn rakku papa ak sama benn maam yoo xamante ne benn fan lañ rawante te ñoom ñaar ñëpp corona moo leen yóbbu moo tax fan yi yëpp aw ma jot barki démb la woon donc loolu bokk na ci li nga xamante ne fan yi yëpp mënuma sax coordonné ak Maodo mais aussi kaddu moom kaddu la mënuma woon ñàkk a def émission bi donc pour wax leen rek que ne corona bi mu ngi fi te dafa ñëwaat ak doole bi mu indiwaat nii man sama jëm bopp ndax ma jaaxal mën naa ne test yi may def yëpp la plupart du temps ça revient positif te aussi sujet âgé yi des fois balaa test yee génn sax mu décédé donc loolu nit ñi fokk ñu bàyyi ci xel que ne corona bi dafa ñëwaat ak doole bi mu indiwaat nii dafa yéeme donc ñun ñëpp nañ respecter geste barrière yi loolu c'est le minimum regroupement yi aussi ngir yàlla nit ñi nañ ko bàyyi regroupement yi mooy facteur bi gën a gaaw pour propager virus bi maanaam regroupement yi nañ ko bàyyi xew yi ñuy def ci biir kër yi di laqatoog yooyu nañ ko bàyyi parce que je pense que ne nga bañ a xew seen waa sa maam des ca kër ga wala sa papa des ca kër ga je pense que ne moo gën quoi kuñ tegal ñaar yooyu je pense que ne doo xew da ngay bàyyi sa maam des ca kër ga wala sa papa des ca kër ga te presque c'est la même chose nit ñi nañ bàyyi xew yi. léegi beneen mbir mi aussi mooy que ne par rapport ak vaccin yi nañ xam ne Sénégal yàgg na di vacciner ay doomam tey jii nii buñ demee ba gisatuñ fi ay feebar lu mel ni ay rougeole fièvre jaune lu mel ni ay poliomyélite lu mel ni ay yenn feebar yépp gisatuñ ko fi c'est-à-dire que ne vaccin yi ñoom ñoo tax tey comme li ma wax gars yi y a ce qu'on appelle la stratégie fixe stratégie avancée stratégie mobile bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour vaccin yooyu nga xam ne fu nit nekk ci Sénégal dañ ko fay fekk ñàkk ko ba feebar yooyu jóge fi tey
man je pense que ne expertise boobu nga xamante ne moom la ñu utiliser ba jamono ji feebar yooyu jóge moom la ñu utiliser juste pour vaccin yi donc na xelu nit ñi dal ñu xam ne que ne ñi fi nekk ba jëlee fi feebar yooyu nga xamante ne ñoo doon lor da ngay dem ci dëkk mu jamono ŋas nga gis xale yëpp ŋas ba xaaju xale yëpp perte ci seeni bakkan ñu dem ba jëlee ko fi ba tey kenn xamatul luy ŋas ak yeneen kon ñooñu nañ amaat ci ñoom confiance xam que ne askan wi la ñuy liggéeyaluñ président liggéeyaluñ kenn ku dul askan wi c'est-à-dire que ne tey ku mënti nekk président ak ku fi mënti nekk ñooñu noonu seen liggéey képp la ñuy def foog nit ñi xam loolu xam ne ñooñu sont des scientifiques jotewuñ dara ak gouvernement jotewuñ dara ak opposition jotewuñ dara ak société civile. voilà man loolu laa amoon rek lu may wax pour tëj jërëjëf yal nañu yàlla jàppale yal nañu yàlla taxawu ba mbas mi génn feek jàmm di ñaanal ñëpp daal yàlla musal leen ci mbas mi. amin docteur Mbassa amin ci ñaan yi ñu ngi lay jërëjëfal di la jégalu aussi ci temps bi nga xam ne jël nañ ko ci yow waxtaan bi xam-xam génne na ci nit ñi jëruñu nañ ci ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom mu gën a yokk xam-xam bi te may la wér ak kattan goo mën a liggéey lay sa réew. ñu ngi jaajëfal ñëpp nag ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu à travers wasaare yi nga xam ne ñu ngi ci différentes raisons yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax rek ñëpp rek ne ni comme ni ko docteur Mbassa waxee gouvernement Sénégal du ñu jël lenn loo xam ne ni dafay lor seenu askan di leen ko indil loolu il faut nit ñi ñu xam ko te ñuy xam ñi nga xam ne ñoom ñoo war a wax ci lii ñoo xam ne seen domaine la ñu xam ne ñoom ñoo war a wax ñu leen di déglu loolu buñ ko defee rek duñu juum wante buñ defee ku wax rek ñu gëm la bu ko defee dinañu juum te bu ñu juumee rek mbas mi dina fi def loo xam ne moom musiba lay doon mu ngi fiy def sax ay loo xam ne musiba la wante dina fi gën a yokk te ñaanuñu ko yàlla docteur Mbassa ñu ngi lay jaal ñooñu noonu te di leen ñaanal yàlla suñu borom xaaray leen àjjana yi atte leen ci yërmandeem te xaaray leen ca àjjana ja suñu borom mën na loolu yàlla na ko yàlla def. may wax rek ne suñu leader di Abdoulaye Diouf Sarr ku ne xam na ne du dugg ci lenn loo xam ne dafay lor aw askanam gis nañu ni nga xam ne mu ngi koy sonne ci santé bi loolu lépp ngir bëgg Sénégalais yi nekk ci jàmm la muy domaine bi nga xam ne moom lañ ko dénk. président de la République Macky Sall 31 décembre laaj nañ ko ci mu wax loo xamante ni lu leer naññ la nee na moom du nangu aw askanam ñu ci essayer ay vaccin moo tax bu ñu gisee am na réew yoo xam ne commencé nañ seen i vaccin bu yàgg mais président dafa ne dafay xaar kon buñ ñu indilee vaccin nañu xam ne indil nañ ñu loo xam ne lu wóor la te comme ni ko docteur Mbassa waxee léegi rek ku ne am nga mag sa kër wante mag mu ne ku ne bëgg nga sa mag yàgg ak yow kon ñun nañu respecter gestes barrières yi bu ñu respecter gestes barrières yi def li nga xam ne moom la ñu kër docteur digal dinañu dàq pandémie bi mu jógee fii te loolu rek moo mën a dimbale capitaine bi nga xam ne moom moo ko jiite moom mooy ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ku ne xam na ne bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi noppaluwul dina bu dee tëdd dina teel a jóg lépp ngir bëgg mbas mi jógee fii kon nag dimbali ko moom mooy dimbale Sénégal te dimbali ko moom mooy respecter gestes barrières yi jëfee ndigal li nga xam ne waa kër docteur ñu ngi ñu koy sant kon nag émission bi jeex na fii la yem ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di gërëm docteur Mbassa di ko jégalu ci temps bi nga xam ne moom la ñu jël